Ravi de vous retrouver, chers internautes de Dakar Midi TV. daleen nag jàmm ci seen émission vie de femme nag boo ko déggee mooy émission buy waxtaanee lépp li soxal jigéen dama ci ànd ak sama sœur Jama ma bàyyi la nga nuyoo ak suñu mbokk internet yi. maa ngi lay fay Amina di nuyu suñu invité du jour bi di ko dalal ci suñu plateau bi di nuyu tamit suñu mbokk internet yi. ak it sama frère Assane yow tam ma bàyyi la nga nuyoo. auzu billahi minal seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mina ginnaaw bi ñu fayee nuyoo ñu ngi nuyu suñu invité du jour en même temps di nuyu aussi mbokk internet yi ñu seetaan fii ci Dakar Midi ginnaaw loolu aussi maa ngi rafetlu bu baax bokk ak yow plateau bi. tey nag suñu émission dañu fas yéene waxtaanee maraboutage chez les femmes sama invité du jour oustaz Lamine Sané oustaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mina di wax a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi maziidahu alhamdulillahi haqqa hamdihi la hawla wa la quwwata illa billahi maliki yawmi diin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu seetaan di nuyu déglu yëpp maa ngi nuyu di leen ziar di nuyu mboolem mi xam ne laa bokkal plateau bi di leen gërëm ci invitation bi ma defal nii. oustaz tey nag sama première question mooy lan moo waral jigéen yi di dem di def yenn liggéey yi seen borom kër yi. waaw lu koy waral mooy xam nga sëy moom. neneen sunna la boo xam ne nag sunna bu dëgër la ndax suñu maam aadama bu mu wéetee ci wéetayam ba yàlla bu ko wéetali mu bind ci faaru càmmoñam muy soxnaam Xawa mu nekk wéetalam kon sëy foofu la tàmbalee ba mu tàmbalee foofu nag ñu dem ba jamono bi soxna yi di am jafe-jafe lu ko indi ñetti mbir nee nañ di ko indi mën na ko ëpp sax waaye ñetti laa ci lim rek mooy xam nga balaa ngay bu ngay seeg sa jëkkër da ngeen bëggante woon bëggante boo xam ne kenn forcé sa morom ngeen ànd ku nekk yàkkan sa morom ndax ànd ak moom boo leen demee nag boo ma am jafe-jafe kon am na lu koy waral wax na ni ñett dina ko waral mooy benn jikko dina ko waral jikko boo xam ne nëbbu woon na ci ba ngeen di ànd ak seegu leen waaye feeñ na ci sëy bi benn ñaareel ba maanaam umu dina ko waral ñetteel ba seytaane dina ko waral loolu nag bu dee ba am nag ndaw si nag jaxle lu mu yaakaar ne dina ko defee maanaam moom borom këram ñu am jafe-jafe comme mu gis ne daal man naa war naa jóg nag xoole koo xam ne na ma jàppale sama biir sëy loolu moo koy indi ko defee nag ñoom bu ñu ñëwee nag ñu wax ñu exposé ñu seen problème ñu am ñu waxe moom xam naa ci kanam dinaa ko détaillé. léegi oustaz ma bëggoon la laaj lan mooy noot. waaw noot wala noob. parce que olof la. naan noot wala noob muy tasxiir. waaw loolu lu koy waral rek xam nga li am solo mooy boole. doo ñaanal ku jigéen ki ndax mu not jëkkëram. ba ni koy ñaan rek da ngay ñaan yàlla li ñoom ñaar ñu ànd li nga xam ne moo yàq woon seen diggante. loolu defaruwaat waaw loolu defaruwaat te loolu nag yàlla subhanahu nga koy ñaan ci yàlla nga koy yaakaar ba xam boo ko ñaanee loolu mën a ñëwaat ñu delluwaat nekkat benn donc loolu moo ci nekk maanaam da ngay ñaan doo noot parce que boo nootee ku góor gi bu yàggee mun na dañ maanaam mun na yàggee mun na am problème waaye boo leen boolee nag ñu nekk benn loolu mooy li ëpp njëriñ moo gën a maanaam moo gën a bëri lu muy indi ci maanaam ci lu baax mooy gën a law maanaam mooy gën a duré waaw booy nekkee tasxiir nag nga not ko rek loolu mën na def loo xam ne du yàgg. Imaam nga jéggal ma ci note boobu booy leen ñëw parce que nee nañ note bu fanaanee mën na rey borom këram. donc dans ce cas lan la jigéen di war a mën a def tey jii bay dem ci sëriñ naan ko defaral moom pour ma mën a note sama jëkkër bu fekkoon tamit teg nañ ko ci wàllum diine dëgg-dëgg est-ce que loolee jar na def. waaw bu fekkee da nga ci diine maanaam diine yàlla moom moo ne. ud'uunii astajib lakum ñaan leen ma may leen kon ndaw si bu ñëwee ci yow ndax nit du koy boole ak yow wala mu am yaakaar
wala mu dégg ni ah diw de boo su ma demee ci moom su ma ko ñaan loo ci yàlla ci sama sëy bi bu ma ñaanal yàlla mën naa parce que yaakaar moo koy indi donc yow mi nga xam ni yaay kii ñaan yow yaay seet si diggante ak yàlla yaay seet li nga xam ni moo jaadu nga def ko waaye du ne moom day ñëw rek wax la bëgg-bëggam rek ma topp ci bëgg-bëggam boobu yaa ngi dégg bu ko defee loolu mooy da nga koy ñaanal yàlla ñu yàlla boole leen parce que loolu dara ñëw ci ndax yaa ñoo xam dañoo am tafriq seen diggante maanaam dañoo tàqaliku nga fexe ba ñu nekkaat benn loolu yàlla ko sa taale xam nga yaa koy wax nga ne da nga leen fexe boole parce que loolu la yàlla digle est-ce que ñun ñu ngi yem ci boole boobu est-ce que am na ñoo xam ne tey jii dañuy dem ba jéggaani def li nga xam ne yàlla diglewu ko pour defar seen diggante est-ce que loolu baax na waaw loolu am na waaye loolu baaxul maanaam def loo xam ne yàlla bëgg ko loolu baaxul parce que tamit nit ki lépp looy def na nga ko def ngir jaamoo ko yàlla loo xam ne ëllëg yàlla du ci jéppi benn ñaar léegi-léegi sax nit ñëw ci yow ne la sëñ bi ñaanal ma ci naam ci sama jëkkër fekk sax xëy na sax jëkkëram sax faram na wala leneen la li fekkee yow amuloo noo ko mën a gëstoo ba xam dëgg-dëgg li muy wax lu tegu la luy tegu ci yoon la boobaa yow da nga def erreur da nga war a def xool ko càmbar ko def al istixaara xool ko yaa ngi dégg ba xam ne kii li mu wax ni lu wér la nga def loo xam ne nag ñoom ñaar leen di boole parce que ndaw si mën na am jikko mu doxal loo xam ne ci kër gi taxal ba jëkkër ji amagam jafe-jafe donc boo leen boolee nag booba da nga ñaan yàlla li nga xam ne moo dëgg seen diggante yàlla jubal ko. léegi nga baal ma tuuti léegi note boobu liggéey la wala ñaan ci islam mën nañ ko mën a tuddee. waaw liggéey xam nga liggéey moom boo ko waxee sax dafay xaw a kii mais ñaan la parce que li ngay def yow du yow yaa am kattan yaa am pexe ba def loo xam ni dina mën a tax ñoom ñaar ñu ànd da ngay ñaan ci yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ni maanaam sa kilifa jaar nag ci ak yow xamal la ba nga xam ni fii moom soo fi jaaree am na yaakaar ni yàlla mën na leen boole. léegi man mii comme ça man mii nekk célibataire su ma gisoon kenn ko xam ne bëgg naa ko est-ce que su ma ñëwoon si yow ñaan liggéey lay doon boo defoon dara ba mu takk ma liggéey lay doon wala ñaan lay doon. waaw ba léegi rek ñaan la waaye ñaan bi nag maanaam yéene bi ak fi mu ko jëmee foofu la problème bi nekk maanaam man su fekkee dama ñëwoon ci man wax ma lu mel noonu man dinaa ne la est-ce que xool bu baax léegi rek est-ce que gënul ma ñaanal la rek yàlla may la borom kër parce que yàlla maa xam kii gën yow mën nga gis ni yow kii baax na ci yow te am na loo xam ne mën nga ko ñàkk a xam moo tax maa ngi wax ni boo jàngee musallas xam ko da nga gis doomu aadama boo gis ñeenti imaam moo nekk ci moom suufa nga ci moom ngelaw nga ci moom safara nga ci moom ndox nga ci moom léegi nag yow ki ngay bëgg fekkee gëstu woo ko parce que yoon sala moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni jullit lépp luy dugg na nga ko xool surtout ci wàllu nikaax maanaam wàllu sëy na nga ko xool booy tukki na nga xool sa yoon su war a way tam na nga ko xool ndax mun na am gaaf parce que léegi-léegi gaaf dina tàbbi ci biir fekk yow xamoo ko te gaaf lu wér la gaaf bi nag lu koy waral mooy yow mën nga nekk sa bidéo mën na nekk safara moom bidéom nekk ndox lu ànd donc yow nga xam ne yaay def yow yaa mën a gëstu loolu xam ko mais ki nga xam ne moom bëggam rek lay xool bëggam rek lay gis. kon defee yow yaa xam ne foo jaaree moom. kon oustaz mën nañ wax ne yow doo def liggéey boo xamante ne séntuwoo ko yow ba pare balaa nga xëy defal nit ki. déedéet man loolu du ma ko def parce que su ma ko defee dugg ci erreur. waaw parce que lépp looy dugg rek da nga ko war a xool da nga ko war a xool ba xam dafa am listixaar boo xam ni maanaam da ngay tëdd yàlla wan la ci tur yi nga xam ne xam nga ko yaa ngi lay junj. ñu firil la ko nga xam ko léegi nag moo des nag leneen loo xam ni ci biti la. léegi oustaz ñun dañuy gis da ngay faral di gis jigéen bu ñëw di la wax pour nga liggéeyal ko pour wujjam mu faat bakkanu wujjam wala yooyu ndax yow da ngay faral di def xeetu liggéey yooyu. waaw yàlla nañ ci yàlla mos a gëmbal yàlla. voilà oustaz foofu laa ñëwee parce que jamono ji dañoo gis ne voilà ci armée yi. jigéen ñi dañ leen di yebal souvent. wala célébé yoon dañ leen yebal ne dem leen yóbbu fii liggéey. yow est-ce que yow da ngay faral di dajeeg yaa nu mel noonu. waaw loolu bëri na lu muy am xam nga loolu lépp lu koy indi mooy xam nga yenn saa yi nit ñi seen raisonnement la ñuy parce que nit ki ci raisonnement nit ñi lañ dox. maanaam am na ñoo xam boo leen joxoon bagage bu bëri lu nga leen jox duñ ko gëm boo jëlee benn këyit rek jox leen ko ñoom seen tolluwaay danaan kii lu moo jot kii jox ma dara te jox naa ko sama alal donc moo tax yenn saa ñu lay sëf pour yow nga ne kii de moom lu moo tax bëri na te alors que qualité moo gën quantité
donc dund foofa nekk. waaw ba ci armeel tamit dafa xamul doy waar ba ci armeel tey jii nga dem foofu noonu fekk néew bu tëdd nga sulli ko def ci foofu liggéey xamul doy waar maanaam. waaw loolu doy waar la loolu sulli dem ci armeel gas ba mu xool sul fa maanaam téere sul fa loo xam ne kii na loolu moom doy na waar am na ñu koy def nag waaye man de du ma ko def te musuma ko def yàlla xam na parce que li ngay def ci foofu noonu pour sa soxla faju am na fa boo ko fa defee yàlla nag wala mu gën a gaaw. léegi kon lan nga xam en fait ci sa xalaat nan nga mën a def en fait pour ñi nga xam ne yow bañ nga soo bañee def yenn liggéey day dem feneen amee ko fa. voilà léegi lan nga xalaat nag ci domaine boobu. très bien merci léegi nag li nga wax nii loolu wax boo ñëw. maanaam bu fekkee dafa ñëw ci yow wax la lu mel noonu yenn saa yi da nga ko naan waa bu ko naan baax na naa ko xool. léegi nag yow pour mu bañ laa rëcc ndax balaa muy dem feneen dem ci fétiche yi parce que fétiche dañu am doole léegi. Sénégal fi boo xoolee fétiche yi ñoo fi ëpp alal parce que lu yàlla xam doole amul lu ñemewul te ala ko ñeme boobu sax ñàkk xam la. yaa ngi dégg waaye man dama ko naan waa baax na moom su ma koy defal naa ko defal loo xam ni lu koy jubale borom këram lay doon ak nga xam ne lay bañ noonu mooy mu jëm lu koy jubal kër gi nekk benn te loolu am na. léegi Assane dama lay laaj lan nga ñu indiloon tey ci micro trottoir. voilà ginnaaw bi ñu demee ci terrain bi daje foofu citoyen yi gën nañu wax ak ñoom voilà. loolu rafetul parce que boo gisee rafetul liggéey day yàqu boo defee liggéey ne da ngay liggéey sa borom kër bu liggéey bi tojee nooy def da ngay perte te di nga am bàkkaar ñaari yoon ci yàlla loolu naturel bi daal moo gën que dem di liggéey sa jëkkër pour mu bëgg la wala di ko liggéey pour muy def loo xam ne du lu mu tay mu di la jox loo xam ne tayu ko lépp loo ko laaj mu def ko te tayu ko loolu ñaaw na te jigéen bu koy def toujours en général mu jëm du baax jigéen bi def loolu sa mujj du baax lu leer la parce que du ñëpp bopp yi bokkul am na jigéen am na góor ñoo xam ni yàlla bindu leen du ñu neen boo leen liggéeyee balaa ngay dee di nga ko gis lu leer laa lay wax nii te man gis naa loolu non lu ñu def ni ñu koy waxee rek wóoluwuñ seen bopp mais ku wóolu sa bopp doo dem di liggéey ay góor naturel bee dax parce que ku wóolu boppam du dem di liggéey nit du dëgg loolu boo ko gisee dañu wóoluwul seen bopp te ñoom ñëpp en général kenn mënu ci togg kenn mënu ci dara dañ def ne sëy bi fee rek la lal bi fekk du noonu sëy da nga war a mun fóot mun togg mun toppatoo sa jëkkër di dalal xelam bu jógee liggéey nga def lu ci lu topp ci ndigalam mais sawaay bu dee da nga bëgg yow lépp da nga koy def ci baatin ci xarfa fuufa pour lépp lu mu bëgg rek mu def ko ci loo xam ne du coobareem loolu ku koy def ku ne di nga am bàkkaar te àq la boo xam ne doo xam foo koy layoo ëllëg yow sa borom parce que ñoom dañuy def ne duñ dee sax sëriñ yi mënoo leen mun balaame parce que ñoom it dañ toog seen kër ñoom demuñu wooyi leen ne ñëw leen ñu ma liggéeyal la ñoom ñoo sol seen dàll dem ba kër sëriñ bi ne ko dama bëgg nga liggéeyal ma sama jëkkër ñoom xaalis la ñuy wut sëriñ si duñu sëriñ sax ñoom duma leen ay sëriñ lañu ay bu xaaba lañu parce que ab sëriñ su baax si ñu ngi Tuubaa toog wala Tiwaawan wala Njaasaan wala yu demee noonu mais ñeew sax bu waruñu leen wooyee sëriñ ay bu xaaba lañu parce que bu xaaba mooy ku gëmul dara ñoom it gëmuñu dara lu ñu gëm mooy xaalis la ñu gëm nga ñëw ñu wax la même bu dee dañ lay nax sax ñoom fu jox leen rek fay leen rek ñu encaissé non ñooñu ñu def loolu nañ delloo seen xel ci yàlla te xam ne ëllëg di nga njaganaayoo sa loxo càmmoñ wala ndeyjoor te dina loolu yëpp du ñi góor ñi dañ seen yaay dañ leen boot te góor goo ci gis yaayam bàyyi wala noonu nañu delloo seen xel ci yàlla te def naturel bi sëy te yàlla tax nga bañ a kii sa jëkkër dara et puis di ko noot def ay lekk ci lekk bi nga di ci def ay affaire pour mu lekk ko wala pour mu naan ko waa ji biir bi néewi ba comme ça mu faatu jaaree fa faatu day am na ci lekk bi lañ koy xooj wala ci li ngay naan di la def yoo xam ne yu ñaaw la yooyu moo looloo baaxul loolu rafetul ñaaw na trop yooyu nañ ko bàyyi lu ñaaw la te bon mais nag du jigéen ñëpp tam ñooy def loolu am na si ñoo xam ne nag bon gëm nañ yàlla xam nañu ni duñ ko def mais am na si ñoo xam ne toujours nag noonu la day am ñu baax am ñoo xam ne moom du yàlla xam doy na.
doy na waade parce que yaa ngi marabouté koo xamante ni xamoo seen nax yéen seen diggante mën na ndax si diggante bi dina leen jig ou pas donc man d'accord naa nga bëgg sëy góor nga koy ngay seetlu di xam ndax seen diggante dina matché wala ndax seen wërsëg yi mën na ànd loolu d'accord naa si ndax loolu suñu aada la donc balaa ngay takk jabar wala balaa ngay sëy kenn di nga ko seetlu xool ndax seen jikko yi ndax ndax affaire bi mën na am quoi. ñi nekk seen biir néegu sëy nag di sëriñtu seen jëkkër yi loolu c'est un autre débat ndax loolu moom du lu baax. parce que mënoo am sa jëkkër ba pare di ko sëriñtu derrière wala di ko sëf yenn affaires yi pour muy bañ di génn di gis yeneen ay xaritam wala di ko dëdaleeg waa famille am loolu na normalul mais su fekkee ne da nga am jëkkër bu të mën nga ko kii tamit mu toog donc loolu dara aayu si mais daal su fekkee c'est pour la bonne cause man loolu contre ma si. su fekkee da ngay def loo xamante ne da leen di jëmee kanam day dëgëral sëy bi dina tax seen doom yi nekk ay xale yu am ñam loolu d'accord naa si donc parfois am na ay jigéen yoo xamante bonne intention moo leen si dugal donc di leen dem sëriñtu pour jàppale seen jëkkër. non mauvaise intention yi moom loolu man je le condamne loolu moom d'accorduma si tey d'accorduma si ëllëg donc su fekkee xale jigéen ñi mën nañ sensibiliser wu bàyyi loolu ce serait très bien parce que loolu moom tôt ou tard day dellu si yow. donc loolu moom doo def mukk lu bon ba lu baax fekk la si donc loolu moom d'accorduma si donc maa ngi def appel xale jigéen yi ñu góorgóorlu si seen sëy wóolu seen bopp ba du ñu soxla di dem fenn di sëriñtu wala di def quoi que ce soit te ñuy jàppale seen i waajur te xam ne léegi suñu waajur yi ñooy suñu sëriñ ñoo ñuy ñaanal soxla di dem di gis ay sëriñ di def lu bon ak di ñaanlu di def lu baax. donc nañu góorgóorlu seen sëy jàppale seen jëkkër yi boobu ñu soxla di sëriñtu di def quoi que ce soit. Retour sur le plateau de votre émission Vie de femme Assane gis nañ sa élément am na. ñi nga xam ne ñooy faral di dem nañ xam ne bu ñu deewee dañuy ci ñooñu nañ xam ñooy faral di dem gën a wax mi te li ci ñooñu nañ xam ne bu ñu jigéen ñi nga kenn ci ñooñu nañ xam ne bu ñu jigéen ñi nga xam ne ñooy faral di dem souvent donc benn loxo càmmiñ te li ci ñooñu nañ xam ne bu ñu ñooy faral di dem souvent donc benn loxo càmmiñ xam ne ñooy faral di dem souvent ñu jigéen ñi nga xam ne nañ xam ne bu ñu jigéen ñi nga xam ne ñooy faral ñooñu nañ xam nga jigéen xam nga rek xam nga rek xam nga kii dina fi bàyyi lépp jëfam dul jëfam nit ki dul jëfam baaxee mu wéytaleen macha allah duna xam nga bu baaxee ñëpp di ñaan mu nekk sax moom la ñëpp di ñaan bu bonee tamit mu nekk sax xam nga bonee tamit mu nekk sax réer moo koy waral nga bonee tamit bu réer xam nga waaw parce que ànd ak sa borom da ngeen bëggante yow ba ngay ànd ak xam nga kër xam nga yow ba ngay ànd ak sa jafe-jafe rek yow ba ngay ànd ak sa borom yi ko defee léegi mu ne parce que su fekkee ne da nga am orgueil da sama jëkkër nii non bul xool benn préjugé yow li nga def mooy sa borom kër da nga ko war a tarbiya da nga koy tarbiya naxanteeg moom waaye nag loolu moom def noot boo xam ni yow da nga koy def pour maanaam yow si dëkk loo ko wax mu def ko maanaam forcé ko ci loo xam ni moom àndul teel bakkanam parce que man loolu may wax toujours mooy vouloir une chose son contraire da nga bëgg ànd ak sa jëkkër pare nga def le contraire li ngay ñaan boobaa si ñaan de du gaaw nangu parce que tamit yàlla ñëpp la fa nekkal yaa ngi ñaan loolu si jëkkër est-ce que xam nga lu mu jege naa yow xamoo ko est-ce que xam nga ñu ko bootee xamoo ko parce que nit yàlla ñu ci biir nit ñi ñu nga ràññee la doo leen mën a ràññee. jërëjëf oustaz Diama yow tam ñu laaj la nan nga gisee élément bi. merci Amina donc damay rejoindre un peu li sëriñ bi wax tuuti parce que en fait secret de couple nekkul ci sëriñtu. sëriñtu secret de couple mi ngay tëyee sa jëkkër en fait. foofu la secret bi nekk nan ngay tëyee sa jëkkër nan ngay nekkale sa jëkkër di waxtaan ak moom di ko xamal yu bari en fait communication. donc sëriñtu rek nekkul moom moo mën a tëye vie de moom moo mën a tëye en fait couple. donc il faut que ñuy insérer yeneen yi mooy communication di wàññi fiir bi tuuti tamit parce que mënoo def
sa jëkkër bu génnee rek tamit nga ne ko trompé na ma aussi. waaw donc il faut ñu am confiance suñu jëkkër yi. balaa élément bi di tëju man li ma bëggoon dolli rek mooy maanaam jigéen ñi léegi dañoo manqué conseil yaakaar naa. parce que bu njëkkoon balaa ngaa sëy wala boo nekkee sa biir néegu sëy dafa am koo xam ne mooy si doon sa njëganaay. gis nga boo waxee nit mooy la ba am dellu sama njëganaay rek jàpp ne daa am ku muy laaj conseil. njëganaay boobu nekkul njëganaay bi ñu tëdd maanaam njëganaayu conseil la. donc yaakaar naa jigéen ñi léegi balaa ñoo tëb di dem fenn pour ut loo xam ne moom nañu noté seen jëkkër wala ay sëriñ ci yaakaar naa war nañ mën a dégg ñeneen tey jii boo ñëwee ci nit ne ko defaral ma liggéey boo ko fayee xaalis jamono ji ak jamono ñu mu tëradee billaahi da la koy defal mais leen rek boo ci xoolee sa diggante ak yàlla yaakaar naa war nga mën a ñàkk a def loolu jërëjëf Assane jërëjëf Oustaz Diama yow tamit ma laaj la tey si sa rubrique le mot de l'expert lan nga ñu indiloon tey alors Amina tey nag ñu ngi leen indiloon Serigne Mansour Sy muy promoteur de Tivaouane bi lumière de la Tidjaniya sëñ Mansour Sy ñu ngi leen di nuyu ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum ñu salaam. ngi nuyu plateau bi di nuyu soxna Aminatu di nuyu suñu sëriñ Mouhamadou Amine Sané ak Chérif Hassan ak soxna Diama di kontaan tey si émission bi ngeen ñu invité. Serigne Mansour ñu ngi lay fay ñu ngi lay laaj tamit depuis sànq yaa ngi si police yi di ñu seetaan naka nga jàngatee lu ñu fi jot a waxtaanee. waaw gis niñ fi waxtaanee macha allah fa tabaraka la sunu xaaliqin xalaat yi génn na te tim sujet bi c'est pertinent day xaar. Il cherche autre chose que ñaan. sëñ Mansour Sy léegi lan la l'islam wax ci maraboutage. Islam de nee na diggale na ñaan te nangu na kuy ñaan waaye kuy def maraboutage comme ni ñu koy déggee mooy baatu seex maraboutage foo ko déggee parce que le mot tubaab quand il disait le Sénégal le marabout bu ñu ko xoolee ñun xam nañ c'est péjoratif mooy ki nga xam ni dafay prétendre ne moom il a une connexion avec Dieu alors qu'il est en connivence avec Satan. est-ce que yaakaar naa ne loolu doon di njabar quoi maanaam. waaw moo tax man dafa laa jëm moo tax man la soo déggee baat bi as sexru lañ ko tuddee mooy njabar waaye yàlla nee na laa yuflihu saaxiru xaysu atar képp kuy njabar début bi dinaa la bàyyi parce que da nga signé pacte ak diable mais du durer bu durer tul du perdurer ndax soo gisee ma wax la benn affaire bu ndaw pour ñu bàyyi xel si loolu ki def njabar ak kiy ñaan parce qu'il y a deux pactes. Il y a un pacte originel, un péché originel. Le pacte originel, c'est incarné par Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Bi Yàlla waxee moom alastu bi rabbikum moom muy na balaa yóbbaale kon ñi nga xam ne ad'uuni astajib lakum si leen di dox dañuy ñaan yàlla moo xam ne def sarax moo xam ni def xam ni invoqué pour yàlla nangul leen seen kii mais il y a un péché originel incarné par Satan. Comme ni nga koy waxee noonu par la grâce de Dieu bi nekkee dans le demeure céleste ak jannatu mu def la muy def ba yàlla wax loolu moom ñëpp jàpp na ko dégg boo ne si nopp yàlla ko faxruj sort de la maison céleste mënu ko mais attends je vais sortir mais yaa moom bu la liggéey nga fay te liggéeyal naa la loo may fayee yàlla ko qu'est-ce que tu veux mënu commencer c'est un pacte mënu ko li nga liggéey Seydina Mohamed incarné par Allah su lu baax ma nit ma bu beneen force boo xam ne dama ne le contrebalancer. donc on peut dire que force surnaturelle la quoi bokkul ak force bi ñu am. waaw boo ma développé ma ñëw Seydina Hassan pour wane ne l'origine fi muy jógee nga Satan koo gis mi def njëbar soit bu ko xamee dëgg-dëgg si bon xam na bu baax xam magie noire il signe un pacte avec le diable parce que diable bi ba mu signé yàlla du la ko wax demal mu ne ko la am la anna jahannama minka wa mimman tabi'ak yow lépp looy liggéey lu bon lay doon du durer c'est comme un château de cartes ak képp ku la topp mu ne ko léegi d'accord na kon léegi man moom su ma bëggoon a njabar soxna jàmm xaw ma ñaan si yàlla pour mu topp ma de mu bëgg ko njabar damay dem ñëw wax ak Satan
mu boolem si loge bi nga xam ne yàlla moom la nangu ne ko la am la am na yéen ñi nga xam ne da ngeen a contre li ma digal seen Ahmad kon si loge bi maanaam man je vais vendre mon âme au diable pour mu yokk doole su boobaa su ma ko poñee ba Satan ñëw ma jël samay débat def comme ni wax sax dagg xaatim la peut-être bu dee xaalis un peu licite mais man damay nekk xaatim ma jël benn partie si nit def ay affaire incantation def ay affaire magie noire dégg nga su boobaa Satan ñëw wax ak man nee ma qu'est-ce que tu veux ma ne ko mais attends ndaw si laa bëgg mu topp ma man ma waa mais comment ma ne ko waa léegi yow yàlla moo la mayoon pouvoir boobu laa bëgg nga jox ma ko mu utiliser ko su boobaa Satan day dem xoolee yàlla ne ko yee yaa ni moo woon man may nga ma pouvoir bi léegi j'ai am naa client boo xam il a besoin de tel yàlla na ko yaa xam yaa moom demal s'il accepte il continue mu bokk sa mu baax pour les partisans de Satan su accepté wul nga bëri moom ngeen xool li ngeen def de toutes les façons man mais les gens que j'ai choisi di dugg si loolu moo tax man la kii ñaan ak doon astajib do kii njëbaat nag te dugg si yàlla wax ne parce que yàlla moo ni woolee ma samay tur fee mu ne wazaru lazina yulhiduuna fi asmaa'ihi seppi loxo gars yi nga xam ne day jël sama tur yi di ko amplifier di fi créer yeneen système pour mën a noot doomu aadama yi pour capter seen esprit di leen fooyee. léegi ñu ñëw tuuti si wàllum sëy sëy bu ñu takk en fait si njabar sëy boobu valable na. valable na. jabar c'est interdit dans la religion da nga ne sëñ bi tàkk ci njabar loolu baax na loolu xaw na am benn laaj ma lu tax mu dagan lu tax mu dagan sëy li koy daganal lu jógewu si njabar rek dafa am ay charte yi teg par exemple ne sëy bu amee seede am can loolu mooy daganal sëy baax nag baaxul le problème c'est légalité ak légitimité légitime na parce que charte yi teg pour sëy am na ndax légal na est-ce que nit dina war a jël jigéen wala góor jigéen gis góor liggéey ko pour mu topp ko mu takk ko loolu leen wax ni baaxul waaye bu sëy amee moom dagan na léegi nag après y aura des retombées y aura des conséquences. des conséquences voilà conséquences yooyu noonu oustaz Lamine Sané. waaw conséquences yooyu xam nga li ma ci xaar mooy xam nga dañ ne un bienfait mal acquis ne profite jamais. donc am nga soxna. mais nu nga ko amee tegul si yoon. retombées booy mooy bu yàggee rek bu la taxee mu yàgg rek day feeñ. mu commencé am ay këreel. parce que yàlla du ko barkeel du fa dugg. te lu barkeel dugg rek barkeel lu mu duggul rek. loolu moom ci yàqu la jëm. comprendre nga parce que li ko maanaam li nga xam ni moom mooy socle bi li nga xam mooy fondation bi dëgërul kon boobu mooy xam mu daanu. donc ñu noonu kooku. jërëjëf juste pour rebondir ci li mu wax comme ni ñu waxee rek li tas say ba. li feeñ ci say ba nuyu woon na ca ngoro ga. daa fekk ne dañ ko gisul woon ou bien daa fekk dañ ko nuyul woon. ci loolu laay rebondir pour wax ne maanaam souvent am na ñoo xam ne ñeent ci sëriñ. ne ko defaral ma jigéen wala kànnaar wala genre yu mel noonu dañ koy faral di gis souvent. léegi yow boo demee jox ko xaalis bi. moom bu la defaree ba yow boo génnee sax sa yaram war naa dam nga xam ne yow li nga def nii nekk bu teguwul ci islam. parce que boo leen sëyee tôt ou tard doom yi ngeen di jur ci lay répercuté ou souvent yow da ngay dem ba gisoo sa biir néegu sëy. c'est trop complexe parce que xam nga boo waxee xale bi lay répercuté wu ça dépend si ñun moment bi société sénégalaise fan la ak mentalité. parce que su fekkee dañ ni bon répercuté day répercuté sëy bi ngir xale ba màgg am oto il a une belle villa il a une belle dame ok. kon répercuté wul. répercussion xam nga négativité bi. waaw moo tax ma ne la kon loolu peut-être y aura un autre débat sur ça. bu wane ne la dafa am ay préalable war a jiitu. bu yarul yaruñ ko. jànguñu ko xamul bu sonn ni nit di amee jinne bu baax ni nit di amee gëm yàlla am foi moo xam nit ki am foi chrétienne foi musulmane ou foi juive loolu la jinne yi amee jinne boo xam il a la foi musulmane la foi chrétienne bu foi juive moo tax ñu ne rabbana stamtaa ba'duna bi ba'din dégg nga aye ba ñun jinne yu bon yi dañuy rëkkaloo nit ñu bon yi pour ñu créer désordre dans le monde mais jinne yi am foi en Dieu lëkkaloog nit ñi am foi en Dieu. jërëjëf oustaz Lamine Sané jërëjëf sëñ Mansour Sy liñ fi waxtaanee am na solo léegi damay bàyyi
Assane nga tàggoo ak suñu mbokk internet. voilà di ngeen ma jéggal ci nasaraan si voilà foog ma emprunter benn citation Blaise Pascal bi ne woon il ne faudrait jamais montrer à l'homme combien il est grand sans pour autant lui montrer combien il est petit. Mais aussi il ne faudrait jamais montrer à l'homme combien il est petit sans pour autant lui montrer combien il est grand. Ce qu'il faudrait lui montrer c'est les deux à la fois. tey jii nit laa la wax bu amul wéeruwaay rek dina daan. te dañoo toll si jamono yoo xam ne lépp a buccatiku. lépp a yàqu. ma bëgg rek nit ñi wéeru ci ñi nga xam ne mooy nit ñu baax ñi. ku am wéeruwaay bu baax rek yaakaar naa ci àddina doo mus a torox. ci àdduna tamit doo mus a am ay tumuraanke wala genre mel noonu. képp koo xam ne doxalee noonu rek incha allah Sénégal ni mën a jëm kanam. ok jërëjëf. Jama yow tam ma bàyyi la nga tàggoo suñu mbokk merci Amina internet donc fi Assane daanalee rek lay jëlee donc woon nit ñi en fait ñu delloowaat seen xel ci yàlla ñu dem gën a jàngi xam seen diine en fait parce que lépp lu ñu bëgg en fait mun nañ ko am ci seen diine jarul ñuy dem ci yenn milieu yi wala di wër yenn sëriñ en fait pour mën a am yenn yi donc ñu gën a delloowaat seen xel ci yàlla gën a xam seen diine xam ne tamit que yéen yu bëri tamit fii la yem ci àdduna donc loolu rek laa leen amoon. jërëjëf Jama merci beaucoup c'est oustaz Lamine Sané ma bàyyi la yow tamit nga tàggoog suñu mbokk internet yi. waaw kay maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp macha allah di rafetlu jotaay bi. wax dëgg yàlla di nuyu suñu maas bu baax di kontaan lool ci li mu développé macha allah. te leer na ñi nga xam ne ñu ñaan rek yàlla may dëgg ak topp. maa ngi nuyu sama sëriñ bu baax di ko ziar mooy Cheikh Birama Sakhir Tidiane Soxna. di nuyu sama sëriñ bi nga xam ne ma jàngal xam-xam mu ma booleeg moom muy sëriñ Ousseynou Tidiane Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. di nuyu samay xarit yëpp. ñi nga xam ne samay yàlla di boole man ñoom. ñu nekk bitim réew ñu nekk France ñu nekk Canada ñu nekk États-Unis yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar. di kontaan alhamdulilah di wax rek li yàlla wax rek mooy am solo mooy yàlla dafa wax ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun man yàlla subhaanahu wa taala ma bind jinne ak nit du dul pour ñu jaamu ma jaamu na yàlla nag bala ko jaamu nag fa nga xam ko boo ko xamul doo ko mën a jaamu xam bi nag mooy nga jàng pour mën a xam fooy teg sa tànk kon nag maa ngi gërëm di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Mansour Sy yow tamit ñu bàyyi la nga tàggoo ak suñu mbokk internet yi. waaw comme d'habitude ñu ngi nuyu internet yëpp di leen gërëm di kontaan si jotaay yu mel nii ndax ñun dañuy promouvoir la jeunesse sénégalaise dans la culture canonique et la culture cartésienne ndax àdduna moo toll foofu fa leen toll bugg gëmloo xale yi ne leen tout est possible dans ce monde ndax nit esprit la te esprit mooy yàlla kon ma nee na am àdduna am yàlla tabax sa kër bu rafet am ay milliards rek am sa njongom bu rafet am sa héliport di dawal sa jet privé te mu leew la parce que wërsëg bi yàlla jox doomu aadama mais nag amin ba ak fan koy dugal moom lañ soxla moo tax mën nga allier la majesté divine et la beauté divine ak jamal wal jalal mais na jeunesse bi cuukaat mag ñi orienté ñu ñun xale yi ñu jàngale di suñu biir yarante jàppante et que kontaan naa si émission bi ndax je vois que des jeunes je vois que des jeunes te xëy jeunesse moom fi la nit di soxla même yàlla sax boo demee nekk mag jaamu ko soxla ko te parce que y a des vibrations yu nekk si xale nekk ko si mag jigéen ñi nag fa lay tëjee ñu ngi leen def fond de commerce di leen utiliser si la féminité transgenre truc ce n'est que des fonds de commerce parce que nit créé fee gëmal la loolu bu limee Anta Fatou Codou Penda le petit Samba li mu wax il avec S et que la masculinité prime sur la féminité léegi nag question de responsabilité loolu xam naa beneen jotaay amee dina si jéem a leeral pour l'offrir kontaan nañ si thème bi tim xayaatu niswati mooy la vie de la femme parce que la femme c'est la sacralité c'est elle qui représente Dieu sur terre parce que c'est elle qui engendre c'est elle qui alimente c'est elle qui ordonne c'est elle qui fait tout la femme c'est la vie macha allah macha allah macha allah ñu ngi jégalu ñëpp si kàddu yi. macha allah jégalu ñëpp kontaan nañ si émission bi. yàlla dafa tawfiq ak taysir. amiin maison bi yàlla nga def mu am. ñëpp sa kaw daal bi jaay seen wujj sallallahu alayhi wa sallam. kon suñu mbokk internet yi tey lii leen indiloon si seen émission vie de femme ñu ngi leen di jox rendez-vous très bientôt si beneen rubrique ak beneen thème incha allah.